pour téléspectateurs ak internet yu 2B TV gannaaw ba ñu leen nuyoo indi leen li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi njëkkee ko ëttu yëglekaay boobee di l'Observateur. Arrestation et saisie importante, overdose de cocaïne à Keur Massar, Ndiapuzo et Liss Ndiago trébuchent sur la poudre blanche. Au même moment, la gendarmerie intercepte 92 kg de drogue dure. Les coulisses sombres des folles journées du 11 et 12 juin où le showbiz, les sports et les réseaux internationaux se sont percutés. Noonu la ko fësalee ci xëtam bu njëkk moom l'Observateur dikkat nag ca brigade bu Kër Massar ca liggéey bu am solo bu ñu def teg loxo nag benn mafia boo xam ni dañ doon yëngatu ci wàllum drogue. ñoo ne nag ñu ràññee ca ñaar ñi nga xam te ni dañu siiw, kenn ki nag di mbër, kenn ki tamit di ab fecckat. mbër moom nag di Liss Ndiago, fecckat boobee di Ndiapuzo, ñoom nag dañ leen a teg loxo ci mbirum drogue boobee di drogue dure ñu koy wax cocaïne. ñoom nag ca benn appartement bu nekk Ouest Foire la leen fekk ñu daal di nag jëfandikoo mbirum drogue boobee. ba ca mbir moomee sax gendarmerie bu Kër Massar teg na ca loxo lu toll ci 92 kilogrammes de drogue. loole nag ma nga am jàpp 11-12 juin ci mbir moomee nga xamante ni dañ caa tudd kii di Ndiapuzo ak mbër moomee di Liss Ndiago. noonu la ko xamle ci xët wu njëkk wu l'Observateur. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. La Tribune. Thierno Alassane Sall détaille les scandales des 37 milliards de l'Azer, détournement massif selon lui après le décaissement de près de 37 milliards de francs CFA le 11 juin 2024. Plus de 30 milliards ont quitté les comptes d'AE.EPC en seulement 48 jours sans qu'aucun chantier n'ait démarré au Sénégal. Le député affirme que près de 30 milliards de francs CFA ont été fragmentés puis transférés vers divers comptes bancaires localisés en Espagne, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Chine, au Kenya, en Tunisie et en Égypte. noonu la ko xamle ci xët wu njëkk wu Tribune. moom démb kii di Thierno Alassane Sall génn nag doon leeral ci mbirum 37 milliards bu Azer. moom nag lam ca xamle ne daal le 11 juin 2024 la ñu génne lu toll ci 37 milliards yu nga xamante ni nag daa waroon a dem ci liggéey boobee. nee na sax lañ ca génn toll na ci 30 milliards ak lu ko ëpp. mbir ma nag ba ñu ko génnee ci compte point boobee EPC nag la ñu jëlee lu ëpp ci 30 milliards ak lu topp. te nag bañ ko defee sax liggéey ba tàmbaliwul fii ci Sénégal lu jëmoon ci wàllum électrification yi ñu waroon def ci gox-goxaan yi. nee na nag mbir moomee ba mu amee 30 milliards yooyee ak lu topp, nee na ba ñu ko xoolee ba saytu ko nag dañoo nemmeeku dañu ko tasaare ci ay compte bancaire yu wuute ci ay dëkk. bokk na ci Espagne, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Chine, Kenya, Tunisie ak Égypte. ci nag compte bancaire yu nga xamante ni nag dañu ko wasaare jëm nag ci koppar googu yi nga xamante ni dañu ko génne woon ngir mu dem ci liggéey boobee ci mbirum Azer ak nag lu mu waroon def ci ay électrification ci gox-goxaan yi réew yi. démb na lu ko xamle moom ci Alassane Sall ci xët mu njëkk wu La Tribune. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Walf Quotidien. Affaire Azer, EPC. Thierno Alassane Sall sort de nouveaux documents accablants. noonu la ko xamle ci xët wu njëkk Walf Quotidien. moom tamit dikkaat ci mbirum Thierno Alassane Sall ak coowal Azer la. démb nag la génne ay documents yu nga xamante ni daal day jël tuuma teg ko ci mbirum nag Azer boobee ak coowal 37 milliards. daanaka moom Thierno Alassane Sall dafa dëggal ne daal mbir ma am na ak luubal gu ca am gannaaw documents yi mu génne di leeral ne koppar googee nag lañ doon xaar ne da dem ca liggéey ba koppar yooyee ñu doon wër demul ci liggéey boobee nga xamante ni doon ko xaar fii ci Sénégal, waaye nag dañ koo tasaare ci ay compte bancaire ci ay dëkk yu wuute nag yu wasaaroo. moo tax ne moom daal Thierno Alassane Sall lam ca teg mooy mbir ma nag war nañ koo mën a topp ca yoon. na la ko xam ne ci xët wu njëkk Walf Quotidien. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Les Échos. Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République. À tous les Africains, je dis merci. J'ai reçu des messages d'abord des gens qui m'avaient quitté et je n'aime pas parler de ce que j'ai fait. Je préfère laisser les autres en parler. noonu la ko fasalee ci xët bu njëkk wu Les Échos. ca génn ba mu amal moom ancien président Abdoulaye Wade gannaaw nag téeméeri atam yañ ko doon feetal. moom loolee ba mu jàllee noppi na nag ba génn daal di wax ak nag sénégalais waaye wax ak le monde entier wax ak nag Afrique ne daal mi ngi remercier tous les Africains ca nag nañu ko tatagalee ak nañu ko sargalee. nee na nag jot na message yu bëri rawatina nag ñi nga xamante ni dañu ko bàyyi woon jot na seen i message waaye moom la mu xamle
di maître Abdoulaye Wade nee na nag bëggul di wax la mu def la mu bëgg mooy ñi nga xamante ni sax def na ko ñoom ñoo ne na ko bàyyi daal ñoo ñee wax ko waaye moom bëggul di wax boppam loolu la ko xam ne ba tamit dikkaat ne mbir mi nag amul benn secret la mu waxoon ca lay dellu il faut travailler beaucoup travailler toujours travailler et encore travailler il y a pas de secret noonu la ko xam ne moom maître Abdoulaye Wade ca génn gëmu génn ci les échos ñu fasal ko ci xëtam mu njëkk ma dem ci beneen ëttu yëglekaay Sud Quotidien, Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké Ismaïla Diallo démissionne vers le retour de Malick Ndiaye au bureau noonu la ko fasale ci xët bu njëkk bu Sud Quotidien ñoon nag nekkoon ay député waaye tamit nekkoon vice-président de l'Assemblée nationale Cheikh Thioro Mbacké ak Ismaïla Diallo ñoom dañoo teggi seen ndombal tànk loolee nag ñu jàpp ne dañoo bëgg a xàllal yoon kii di El Malick Ndiaye ma nekkoon président bu Assemblée nationale tekki ndombal tànkam xajal Ousmane Sonko ñoom tamit ñu tekki seen ndombal tànk ngir nag moom mu mën a ñëwaat ja place boobu nekk le premier vice-président de l'Assemblée nationale noonu la ko xam ne ci xët bu njëkk bu Sud Quotidien ma dem ci beneen ëtt yëglekaay Vox Populi, rencontre des secrétaires généraux de coordination du Parti socialiste, une assemblée générale sous haute tension ce samedi à la maison du parti. Dundal PS, accusé d'avoir saboté l'assemblée générale. Alioune Ndoye attaque Aminata Mbengue Ndiaye et la met devant les responsabilités. La réplique foudroyante de Gallo Diaw noonu la ko xamle ci xët mu njëkk Vox Populi ca nag parti boobee di parti socialiste ci ab AG bu ñu war a def tey ci samedi gi mbir ma nag mu mel ne am na ab tension bu ci am ndax kii di Alioune Ndoye moom dafa attaqué kii di Aminata Mbengue Ndiaye ne lu jig njàkk moom mooy njàkk bu parti bi demee nii kii nag di Gallo Diallo moom tamit tontu ki nga xamante ni moom mooy Alioune Ndoye mu mel ne nag mbir ma am na miila ko mbàccoo ñoom seen diggante ci secrétaire yi nga xamante ni ñoom ñoo war a coordonner parti socialiste boobee Dundal PS moom nag la ñu wax ne mbir ma nag bu amee ak sabotage moom moo ko ca nar a indi ci AG boobee nga xamante ni parti socialiste war na ko amal tey ci seen kër googee ngir nag mën a xoolaat parti ba ak doxalin ba noonu la ko xam ne ci xët bu njëkk Vox Populi ma dem ci beneen ëtt yëglekaay foofu lañ koy jeexalee mbokk yi réew mi quotidien sport sélection du Ghana Thomas Partey interdit d'entrer au Canada la raison à cause d'accusations de viol en Grande-Bretagne noonu la ko xam ne ci xët bu njëkk réew mi quotidien sport ca coupe du monde boobee nag kii di Thomas Partey ma bokk ci équipe bu Ghana foofee ca Canada nag dañ ko fa tere mu dugg la ko waral nag mooy dañu ko jiñoon mbirum viol foofee ca Grande-Bretagne waral nag moom ca sélection boobee daal jàpp nañ ne du football ndax nag waa Canada moom lànk nan mu daal di dugg seen dëkk noonu la ko xam ne ci xel bu njëkk wu réew mi quotidien mbokk yi fi gënoon a luusandi ci ëtt yëglekaay ñu ne ko doon jógee jox leen dig daje ëllëg ci yeneen ëtt yëglekaay yi fi gën a fës fii ci 2V TV jërë ngeen jëf